benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru dégg njoloor gi dina bokk ci li ñu waxtaane tey mbiru coronavirus di feebar boobee lëmbee àdduna bi fii ci Sénégal sonal na ñenn ci askan wi tamit ba tax na jamono ji kilifa yi ñu ngi def kem kàttan rawatina ñi nga xam ne ñoo feete kër docteur ngir jële fi li ni mel ci loolu sax ñu ngi xamal leen njiitu réew mi Macky Sall jamono ji mu ngi amal li ñuy duppee réunion d'urgence foofee ca Palais de la République ci teewaayu taskatu xibaar yi suñu ndaw Cheikh Diop ñu ngi fa jamono ji du ñàkk rek fii ak njeexitalu xibaar ñu dem fekki ko ngir xam lan moo fu ruusee ñu ne nag jamono ji ñu wax ak yéen am na lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti nit yoo xam ne rek jàpp nañ ne am nañ feebar boobee di coronavirus ñu ne nag lu toll ci fukki ak benn yoo xam ne rek jot nañ ko confirmé amoon daal jegewaale digganteeg doomu Sénégal boobee doon dund Italie te moom mu indaale feebar bi fekk baax foofee ca Touba dinañ wax tamit matuwaay ñu jël ca diwaanu Saint-Louis foofu tamit kilifa yi nee nañ ñu ngi def kem kattan ngir gën a dooleel kër docteur yi bu ko defee rek feebar boobee ñu gën ci jublu leneen lu ci yokk rek mooy foofee ca diwaanu Mauritanie du fa jógewul dara foofee ca Ndar am na daal kenn ku fa am feebar bi ba tax na rek ñu ne dinañ yokk farlu bi dinañ wax tamit ak ki nga xam ne rek abbé Augustin Thiaw di feete ci jàngu ji ñoom nag moom conférence épiscopale ñu ne kilifa jàngu ji nag dañu jël rek ay dogal yépp lu aju woon ci ay xew-xew ñu dàkkal ko ba jëmi jamono bokk na ci pèlerinage bi ñu doon amal at bu nekk ca diwaanu Rome ci plateau bi sax dinañ ci dalal Maodo Malick Mbaye mu jot am lu mu xaatim jëmale ko ci ni ñu xam ne noonu la ñu war a taxawee su ko defee rek ñu mën a mucc ci bi la feebar sëñ bi nuyu nañ la dinañ la dalal ci kanam. ñu ngi lay fay Ibrahima. waaw kon ñu doxal ba ci kanam dinañ la dalalaat ci plateau bi ngir waxtaan ci ni mu gën a yaatoo mbokk yi li moo di ponk yi ngeen taxe lu ñu yaatal ko. kii dal leen ak jàmm ci xibaar yi niñ ko waxee woon léegi jamono ji ñoom ñëpp coronavirus di bala boobee wàcc ci àdduna bi bàyyiwul nag Sénégal ba tax jamono ji ñu ne lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti nit am nañu feebar bi ba tax na ñu ngi leen di topp ci kër docteur yi ci loolu sax la njiitu réew mi Macky Sall di amal lu ñuy duppee jamono ji réunion d'urgence foofee ca Palais de la République ci teewaay ñenn kilifa yi ak itatim kastatu xibaar yi du ñàkk rek fii ak njeexitalu xibaar yi ñu dem fekki fa suñu ndaw Cheikh Diop mu wax ñu ci li fa jot ruuse dafa nekk mbiru coronavirus ak ni ko kilifa yi xamle lu toll ci fukk wala sax ki juróom ñeenti nit yoo xam ne rek xame nañ doomu jàngoro boobee di coronavirus ñu ne nag lu ci toll ci fukk ak benn yi nag amoon rek jegewàlle trop ak doomu Sénégal boobu nga xam ne rek moo bàyyi ko woon Italie te bu mu yegsee fii la ko feebar bi daaneel ci seen ndaje démb bi nag Fatima Touré teewoon na fandoon ci Mar Dieng. 11 sujets contacts sont déclarés positifs au Covid-19. Il s'agit de l'entourage du patient sénégalais revenu d'Italie et déclaré positif le 11 mars 2020. Ils sont admis au centre de santé de Darou Marnane à Touba, dédié à la prise en charge des cas positifs de coronavirus. mu nekkoon docteur Aloyse Diouf doon addu démb rek ci tolluwaayu feebar bi foofee ca ministère de la santé dinañ dem ba ca diwaanu Ndar Géej foofu tamit nee nañ jël nañ matuwaay yu war ngir gën a dooleel kër docteur yi def kem kàttan ngir gën a ñaax askan wi tamit ku ci nekk di saxoo li ñu digle ci wàllu cet ak setal bu ko defee ñu mën a moytandiku ci feebar bi ñu ne nag yokk nañ jumtuwaay yi gannaaw bu ñu déggee ne rek foofee ca diwaanu Mauritanie fu soriwul dara Ndar am na daal kenn ku fa amee feebar bi Ousseynou Diop moo ñu teewal ci diwaan baanool ci Kabib Seck. bi ñu doon amal doon jébbal askan bi nga xamante ñu nekkoon ci Bango ci seen ay kër ñu taaneloon ko seen ay këyitu kër moom le gouverneur bu Saint-Louis ak kii di maire bu Ndar daal di prox ndolloo wax jëm ci wàllu coronavirus bi nga xamante ni jamono jilee mi ngi def ay loraange Ndar bu fekkee ni amul benn cas boo xamante ni am na fii gouverneur bu Ndar moom nee na matukaay yëpp jël nañ ko ngir feebar boobu du mën a dugg ci région bi. di xam ni daal amul benn cas bu nga xamante ni am na waaye nag par exemple wax na ko démb il faut qu'on soit très très
jégalu rek ci rëq-rëq yooyee ñu nañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi niñ ko waxee woon ci ponk yi ñu ngi ak ki nga xam ne rek mooy abbé Augustin Thiaw tey secrétaire général bu conférence épiscopale féete ci jàngu ji moom nag jël nañu matuwaay bokk na ci dàkkal bépp ay xumbite wala sax ay xew-xew yu ñu doon faral amal li ko waral nag ñu ne feebaru coronavirus bi nga xam ne jamono ji moo lëmbee ci àdduna bi abbé Augustin gannaaw ba ñu la nuyoo ana lan la ñu mën a jàpp ci li nga xam ne dogal bi la jàngu ji jël ci boobu la feebar. voilà donc maa ngi lay gërëm ci ni nga ñu mayee wërsëg ñu mën a wax jaarale ko ci télé TFM jëmale ko li jëm ci li nga xam ne jàngu bi nas na ko ngir ànd ak mbootaay àdduna si rawatina askanu Sénégal ngir xeex jàngoro bi le muy coronavirus. am na léegi benn ayubés ñun monseigneur du Sénégal génne woon nañu benn bataxel jëmale ko ci ay matukaay yu ñu jël ngir nit ñi ci seen wàllu bopp chrétien yi ñu mën a toog bañ a nuyoo yu bëri ci biir jàngu bi te suñuy jël communion itam ñu jël ko ci loxo gannaaw loolu itam ñu toogaat ay fan bi ñu seetloo ne jàngoro baa ngi gën a law te amaana ñëpp suñu joganul jafe-jafe mën na am ci àdduna si monseigneur yi seen wàll boobu muy monseigneur du Sénégal ñu dal di bindaat beneen bataxel googu nag dafa wax chrétien yi ne dalee ko altine ak jàmm lépp li nga xam ne mooy ndaje chrétien mooy ndaje diine chrétien bu mën woyloo ay nit ñu bare dañ koy dog te ñu ràññee ci journée mondiale de la jeunesse mu laal waxambaane ak jànk yi te ñu koy fal dund at mu nekk mu doon itam pèlerinage yi maanaam dem aji ci wàllu décanal ay paroisse yu bëri ñu daje ay junne yi ñooy ñëw wala mu doon ay diocèse wala mu soon national comme Popenguine ñu dog itam li ñuy faral di nemmeeku muy kermesse yi te ñëpp sopp ko ñu koy faral di xumbal ci paroisse yi wala ci diocèse yi mel ni kermesse su Dakar parce que ñu bëri xam nañu kermesse su Dakar boobu itam du am ren mel ni itam fête yi nga xam ne mooy xumbeel yoo xam ne dañ koy faral di gis itam ci biir kër labbe yi rawatina su fekkee ne am na feetu jàngu yooyu yëpp monseigneur du Sénégal yi dañ ko tënk ngir bokk ci li nga xam ne mooy xeex bi ñëpp war a xeex ngir jàngoro bi lee mën a jóge fi gannaaw loolu itam monseigneur yi xam nañu te gëm nañu bu wóor ne ni ki ay gëmkat dañu war a jiital ñaan gi ak ngëm gi looloo tax communiqué bi am ñaari pàcc gannaaw ndiktal yi am itam li nga xam ne tuddee nañ ko bés bi nga xam ne dañ ko jagleel ñaan mooy ajuma ji di ñëw ñaar fukki fan ci weer wi ñu nekk dañu ñaan chrétien yi yépp ñu woor te gën a yokk ñaan te labbe yi nga xam ne ñoo leen jiite ci kër labbe yi ñu ubbi jàngu yi nit ñi jaamu Yeesu Krista ci l'Eucharistie bu sell bi ñi nga xam ne yëg nañu diisaayu baakaar ci seen xol ñu mën a jege ci labbe yi ñu confessé leen te ñu jàng ay mees yoo xam ne dafa mel ni ci wàllu sëriñ si sax wàcc kaamir ndax lan jàngoro bi lee mën a jóge fii ci Sénégal ak ci askanu wépp loolu doo moo ëmboon communiqué bi nga xam ne monseigneur du Sénégal te man ma doon seen secrétaire général ñu dal di ko woon joxe. abbé laata ñu lay bàyyi fan ngeen tollu ci wàllu sensibilisation maanaam wax ak askan wi rawatina fidèles chrétiens yi ni ñu war a taxawee ngir mën a mucc ci bile feebar de façon générale tamit. voilà de manière générale ñoo ngi sant yàlla parce que tëralu jàngu bi dafa may monseigneur yi. laata ñuy jël ay décisions yu ni mel dañuy wàcc seen bopp sax ba ci li nga xam ne dafay xew ba ci suufa suuf moo tax nag bi ñuy laata ñuy dogal ne journée mondiale de la jeunesse du amate jot nañu jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk mooy ay labbe lañu ñuy liggéey ay waxambaane ñoom la ñu dénk organisation journée yooyu ndax ñoom ñu wax seen xalaat te ñun itam en tant que secrétaire man jot naa itam nemmeeku réaction chrétienne yu bari seen tiitaange
mu doon lu yomb ci ñun parce que dafa fekk rek mel ni joxoñ bu tax rek gestu ci loolu nag loolu lépp la ñu tënk jébbal ko monseigneur yi ñoom ñu ne lii vraiment am na solo donc nag en tant que membre entier maanaam dañu bokk ci askanu Sénégal te dañuy gëm ki nga xam ne mooy yàlla dund gi lépp li nga xam ne mooy xeex lii loo dund nañ ko fagagal mu daanu fële te jàngoro bi lee bokk na ci li ci nekk te yàlla xam na itam ne nit dafay jaamu yàlla ci xolam laata mu koy jaamu ci ay jëf looloo tax nag su fekkee ne gantu nañu toog di dajoo ngir jaamu yàlla yàlla ci boppam xam na ne dañ ko def ngir coofeel gi ñu amal askan wi ñaareel bi ma ci mën a def mooy nit ñi itam nañu xoolaat seen bopp donte jafe-jafe su dikkee ci àdduna dañuy ne ndogalu yàlla la niñ koy faral di wax ci Sénégal waaye nag yàlla bay sa tool te nañu xam ne musiba yu bari yi nga xam ne ñoo ngi dal àdduna si loxo nit itam bokk na ci nañu jéem a sellal jëf yi sellal jikkoo yi sellal nañu doxalee suñu dikkoo ak nit ñi sellal itam suñu dikkoo ak yàlla. jërëjëf abbé jërëjëf yàlla nangu ñaan yëpp yàlla def feebar bi gaaw a jóge ci àdduna bi rawatina fii ci Sénégal ñu ngi may xamal ne foofee ca palais de la République bu ñu doon xamal ne rek am na fa ab réunion d'urgence bu njiitu réew mi Macky Sall doon amal jamono ji ci teewaayu yenn kilifa yi ak itam taskatu xibaar yi du ñu def dara lu dul fekki fa suñu ndaw bu ñu fa teewal jamono ji di Cheikh Diop. Cheikh Diop gannaaw ba ñu la nuyoo lan la ñu mën a jàpp ci lu yees lu mën a bàyyi ko foofu ca palais de la République Cheikh Diop bu dee yaa ngi may dégg. Ibou Diouf maa ngi lay dégg bu baax. waaw ma ne jamono ji ngay wax ak ñun yaa ngi foofee ca palais de la République doon teewee rek réunion d'urgence bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi ko daan amal foofu ci teewaayu kilifa yi ak itam taskatu xibaar yi lan lañ mën a jàpp ci lu bàyyeekoo foofu. Ibou Diouf naam bi la réunion d'urgence nag day doog tàmbali jeexagul waaye bu mel ni rek jukki nañ fi yenn ci ay xibaar yoo xamante ni daal nay tukkee ci jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam muy xam rek ne dina jël bépp matuwaay boo xamante ni dina mën a tax ñu daal di moyu bi la feebar di coronavirus wala bokk Covid 19 yenn ci ay hôpital daañ ko coppi waaye itam daal di yokk li nga xam ne rek moom moo di lal yi maanaam li nga xam fi nga xam ne fa la malade yi di tëdd lu ci mel ni hôpital ba nga xam ne moom moo nekk ca Touba di Daaru Marnaan foofee nag daañ fa def bépp jumtuwaay boo xamante ni dina mën a tax képp koo xamante ne ni am nga coronavirus ca diwaan bu Touba nga mën faa des ñu daal di jël ci yow li nga xam ne rek moom moo warloo ak yow xam nga ne Sénégalais bi njëkk te mu rek am coronavirus ca diwaan bu Touba la bàyyeekoo waaye itam ca Diamniadio daañu rek dafa ab hôpital foofu boo xamante ni daañu yokk li nga xam ne rek moom moo di lal ya daañ fa yóbbu lu tolloog téeméeri lal ca hôpital bu Dalal Jàmm daañu def lu ni mel principal Ziguinchor ak foofee nga xam ne moom moo di ca Kolda ba ci sax ca Kaolack daañu yokk li nga xam ne moom moo di lal yi ngir rek buñ fa nemmeekoo ay doomu aadama yoo xamante ni dañu rek jàpp ne am nañ feebar bi di coronavirus ñu mën faa yem leneen itam loo xamante ni jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr daal na koy yëkki mu di rek wàllu communication bi ndax xam nga ne jamono yi nag li nga xam ne moom moo di wax ji bari na ci bile jàngoro li mu xamle moom moo di dina def seen kattan ba rek ay xibaar yoo xamante ni dañ koy yëkkati ci bile feebar mu doon lu wér te wóor loolu waral itam point bi nga xam ne rek dañ koy def saa su nekk ci ministère de la santé naka noonu itam ci nga lii nag njiitum réew mi sax moom moo ko fàttali mu di rek jumtuwaay yi nga xam ne rek réewu Chine mi ngi koy ab jox Sénégal xam nga ne joxoon nañ ko bi nga xam ne rek moom la feebar bi di doog a door ngir rek ñu mën cee mucc waaye mu mel ni rek dàbbali waat na joxewaat ay jumtuwaay yoo xamante ni dina mën a tax réew bu Sénégal mucc ci bile feebar lii lee nag ñu ngi ko def ni ki démb ay matériel yoo xamante ni toll nañ ci lim bu takkoo takku Ibu ma bàyyi la nga wéyal xibaar yi ñu toppal leen li nga xam ne moom mooy fii ruusandi ci ay xibaar fii ci palais
jërëjëf Cheikh Diop di nga ko waxee ñu bàyyi la nga wéyal liggéey bi dañuy dem rek foofee ca ministère de la santé foofu nga xam ne rek groupe Futur Média amal na fa ab dispositif bu am solo saa su nekk ñu ngi def kem kàttan ngir fexe ba askan bi mën a xam fan la feebar bi toll ak xeex bi nga xam ne sumb nañ ko fii ci Sénégal ci loolu sax ñu ngi xamal ne rek président directeur général bu groupe Futur Média di Youssou Ndour fas na yéene tey ñetti waxtu daal bu jotee dem foofee saafonte ki nga xam ne mooy jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wër gu yaram foofee nag la ñuy lancé tamit seen opération bi ñu duppee daan coronavirus ñu ne nag liñ ci jublu moom Youssou Ndour ak équipe am ak doomu Sénégal yëpp dugal seen loxo bu baax a baax bu ko defee rek lii di feebaru coronavirus ñu gaaw ko jëlee fii ci suñu réew. ci loolu sax dañuy desandeek mbiru coronavirus dalal fii ci plateau bi El Hadj Maodo Malick Mbaye di njiital Gëm sa bopp moom tamit démb gis nañ ko ci réseaux sociaux yi mu am lu mu xaatimoon jëmale ko rek ci ni nga xam ne képp kuy doomu réew mi noonu la nga war a taxawee bu ko defee lii di coronavirus ñu daan ko ci ni mu gaawee sëñ bi Mbaye gannaaw bu ñu la dalalee rek ndax mën nga ñëwaat ci tënk ci li nga xam ne moom nga doxoñoon ci sa loolu nga bindoon jagleel ko askan wi. waaw très bien Ibrahima d'abord damay nuyu mbokku téléspectateurs yi après rafetlu bu baax tamit initiative bi Youssou Ndour jël. parce que Youssou Ndour damay wax ni c'est un homme de son temps. et pour être un homme de son temps il faut aimer son peuple. nit la ki nga xamante ne day bàyyi xalaat askanam te man ak moom bi ñuy liggéey dafa am lu ñu doon wax marquer les événements. dañu wax Malick il faut marquer les événements je pense que initiative bi dañ ko ci encourager bu baax. c'est pas une première ma wax ni rek démb li ñu bind. xam nga dama def déclaration bi pour ñaari mbir. Ibrahima d'abord man damay ci wàllu politique laay yëngu mais bi may politique tamit dama am lu ñu naan légitimité lu mu néew néew mooy dañ ma fal. te dafa am borom xam-xam bu wàllu politique bi wax ni l'acte fondateur de la légitimité d'un homme politique c'est l'élection. c'est-à-dire bu ñu la falee lépp lu laal ci askan wi war nga taxaw wax ci. xëy na bu ma doon DG wala ministre kese du ma ko mun mais ma gis ni mbir mi ngi am na jumtukaay am na dayo bu muy am te ñun ñu nekk ay nitu daara nekk doomi daara man suma waajur 1916 lañ ko jox Seydi Hadj Malick donc ma juddu jàngi daara donc mbir mi bu amee ma ñu gis ni am na ñu bëri ci peuple bi ñu jóg commencé wax ni président na tere màggal yi na tere gàmmu yi dafa war a jël ay responsabilités am man leen ma mère disait ku jënd yërëm ku jur yërëm ku jënd sakkanal man wóor na ma ni tey ku nekkoon ci côté président wala nga xam ko wala nga nekkoon moom doo mën a jël décision boobu nga xamante ni moom nga ko wax pour plusieurs raisons dañuy comparer ci sama déclaration dama ko wax dañuy comparer Maroc ak Sénégal ñu ne Maroc tëj nañu Fès tëj nañu Mezzouleba tere nañu rassemblement religieux yi Makka jël nañu décision tere nañu aj bi kon Sénégal dafa war jël ay responsabilités ma ni leen Makka ka fa nekk buur la ki fi nekk président de la République la Makka ka fa nekk amul ay citoyens ay sujet la am maanaam amul dañ naan buur ak dagam. Macky Sall ñi fi nekk du fi buuru kenn moomu fi kenn. li fi mën ay citoyens moo tax buy wax dafa naan sama naataango yi. kon ñooñu ñu nekk ci dëkk bi nga xamante ne démocratie moo ko lal donc mënuñu comparer ñaar yooyu. mais beneen élément bi tamit ñu am un islam confrérique ma gis ni tey ñun confrérie yooyu dafa am lu rëy lu ñu joué ci Sénégal de manière historique nga xamante nit day yeewu nekk citoyen. buñ la wooyee ci citoyenneté nga dem mais midi jot ñu ne ziar am na nga fàtte ni citoyen nga woon dem nekk taalibe la nga doon te dama wax ni rek nit ku nekk am na fu mu féete ma jàpp ni kon mbiru rassemblement religieux yi mënuñu ko tere mu li koy arrêté mënul nekk une décision bi nga xamante ni état moo koy jël li koy mën a jël mooy ñi nga xamante ni ñoom la ñu jox ñoo ŋànk diine ji ŋànk tarixa yi ñoom ñoo mën jël décision wu ni gàmmu tel reporté nañ ko wala dàq nañ ko màggal tel dàq nañ ko état jëlal say responsabilité parce que tey boo nee président de la République te ñun li ma wax la je ne suis pas membre de l'officine du palais du ma conseiller président nekkuma ci cabinet mais li ma wax la bu mbir amee damay di yëngu ci wàllu politique am ci dayo bu néew war nga indi sa xalaat moo tax bi mu waxee ñu xalaat ni ñun loolu bu ñu nee président tereel parce que ki ne tereel mooy da nga naan du fi amee ba pare jël ay dispositions. tey boo nee Touba président tere na ñu ne du fi amee mais a priori
Touba état d'urgence amu fa. tere woon nit ñi ñu génn dajaloo. Tiwaawan noonu Njaasaan noonu feneen noonu donc dama jàpp ni. li am ba des mooy waxtaan wi war nañ ko gën a ñoŋ lii nag lim ñuy jàngal. mooy ñun Sénégal war nañu tropicaliser suñu wàllu démocratie ñu war a xam ni ñun ni réewu tubaab yi di doxee mënuñu ko doxi fii. parce que Ibrahima. réewu tubaab yi koo mënti doon boo soxlaa président de la République yaa koy fekk fii. xalif généraux yi ku ci soxla président boo ko woowee ni ko dama laa soxla bu ko deful officiellement tamit dina bàyyi ba guddi mu taal otom ñëw la donc pour wax la ni mbiru li indi woon suñu loolu daal mooy mbiru tere les événements religieux dañu jàpp ni tey ñi ko mën def mooy ñi nga xamante ni may rafetlu li suñu mbokk chrétien yi def waa jàngu bi dama jàpp ni ñi ko mën a tere mu am effet mooy ñi nga xamante ni ñoo ŋànk këru diine yi bu ñu ko defee ba pare nag ni état nag jëlal say jumtukaay woote wuñu gàmm woote wuñu màggal woote wuñu ziyaar ku fi ñëw yaa fi indi sa bopp état nag indi dispositif bi je pense que loolu moo nekkoon suñu xalaat li ma doon terminer sànq mooy di ne que dañu war a organiser wu ba nga xamante ni ministère de l'intérieur nga xam mooy yore culte mu am fa benn cadre bi nga xamante ni këru diine yi dañuy daje di waxtaan nga xamante ni yu bett nii bu amee état day organiser rencontre bi ñu jël benn décision génne ko ñëpp xam ni ku nekk la yaa ko war a doxal ku nekk yaa ko war a dawal. waaw wax nañu ci kër diine yi rawatina li nga xam ne rek noonu la ñu ñenn ci askan wi bëgg ñu doxale ñu ne rek ñoom faw ñenn ñi jóg vraiment ci li nga xam ne moo aju ci wàllu communication sensibilisation bi. maanaam ñu gën ci xuus bu ko defee rek askan wi gën a xam li nga xam ne noonu la ñu war a taxawee ngir xeex coronavirus. waaw gis nga Ibrahima man dama gëm ni ñun dañu am chance. muy suñu këru diine yooyu wax naa la léegi ni la ñun li ñu bokk parce que damay wax ni ñun kër Seydi Hadj Malick ba ma ko ñu fa dugal jañax du ñu fa génnee. maanaam fi nga xamante ni da nga judd fekk say maam nekk fa sa baay nekk fa donc xam nga. exemple boobu lay jël rek pour gindi li ma jàng. mooy di ne que relation spirituelle bi ak temporelle bi. la ñu war a xam ni. sëriñ si bari na li nga xamante ni tey buñ ko bëggee lijjanti bu fekkente ni bëgg nañu mu dakk maanaam ci raxas loxo ci ñàkk nuyoo ci lépp ci feggu dama gëm ni mesure de prévention yooyu yëpp bu ko suñu nit ñu sell yooyu nga xamante ni yaakaar nañ leen fii yaakaar leen alaaxira buñ ko yenoo di nga gis ni dina am changement de comportement. El Hadj Malick gis nañ léegi wax nañ ko léegi sax ak ki nga xam ne rek mooy abbé Augustin Thiaw ñoom jàngu ji jël nañ ay mesures ak matuwaay yoo xamante ne tey activités yi ñu daan faral di amal at bu nekk. ñoom wax nañ officiellement que dàkkal nañ ñëpp le temps que feebar bi ñoo am ci solution loolu tey ban lecture nga ci mën a def est-ce que li tubaab bi wax tache d'huile loolu mën na tax tey yeneen kër diine yi mën a doxale ni ne mel. waaw damay wax xam nga église bi suñu mbokku chrétien yi. may rafetluwaat baax li ñu kii di leen ziar ci seen koor gi ñu nekk. seen forme d'organisation dafa gën a formel suñu bos. c'est-à-dire dafa gën formel mooy dina kenn la mu wax ñu dem. fii da ngay gis ni loo mënti wax tamit xalif généraux bu fi dayoo lépp nag dañ la koy wutal nangul la ko. mais li Houphouët Boigny ñu doon wax naan la vie c'est le réel avant d'être l'idéal. booy xool ci sa bët di nga gis ni xalif généraux bu ci mënti nekk ci biir këru diine gi nga jiite. am na fa ay pàcc yi nga xamante ni dafa am une autorité maanaam dañ naan xalifa diw donc yaakaar naa ni décision yi bu ñu koy jël ñoom soxla nañu waxtaan ak ñëpp nga xamante ni tey Kazu Rajab dañuy xalaat ni kër Cheikh Fadal Mbacké la tey bu ñu nee ziar général Tivaouane ki ko initié woon mooy Khalifa Ababacar Sy donc dafa laaj waxtaan wi nga xamante ni ñoom dinañ ko waxtaan seen biir mais man awma benn xiini mii na ni niñ ko yàgg defee chaque fois bu ñu leen soxlaa mooy suñu këru diine yi dinañu am taxawaay bi ci war ba nga xamante ni ëllëg mbas mi fu mu munti yegg nañ xam ni kat ñi ngànk tarixa yi defoon nañ ko ci may wax rek ni dañuy encourager initiative yi nga xamante ni gouvernement bi jël na ko depuis lors ci taxawaay ñuy wax ni sensibilisation bi j'ai bien aimé daan coronavirus ni ko Youssou Ndour génnee il faut ñu jël suñu làkk yi ak suñu artistes yi utiliser leen mu bañ a nekk mbumbaay pour que ku ci nekk gis ci sa bopp te ñu bàyyi nag naan Sénégal la am feneen du fi am
ñaareel ba ñu defee nii lu ñu wax ñaan mën na lépp parce que ki jëlee nit àjjana yóbbu ko safara yóbbu ko àjjana mën na lépp mais Ibrahima li am ba des mooy la mag ma waxoon liggéey ba ngoon jot sëriñ bi ni ko ndax ma daf ko karaleel mu ne ko ndax ma ñaanal la wala ma fay la mu ne ko loo ciy def na gaaw ndax ci lay paas pour wax la ni loolu li muy wan mooy di que nit jëf day ñaan day ànd ak jëf te jëf jooju yaakaar naa ni buñ ko ci dawalee dinañu régler problème bi may wax ni daal fi may terminer président laata ngay terminer da ngay bàyyi ñu dem Touba ndax bàyyeeguñ la dem bu ko defee rek ñu déglu jëwriñ bi ñu dénk lépp lu aju ci wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi woon ca diwaan ba ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mohamed Diop. ñoo ñëwoon pour déjà wax ak moom explique ko situation wu épidémie bi fii si Touba xam ngeen Touba dëkk bu mag la dëkk boo xamante ne lépp lu fi am rek doo bàyyi kilifa gi mu yëge ko si rajo da nga war a donc jël sa tànk ñëw expliquer ko yëpp si détails yi mën na am détails yoo xamante ne ñun rek ñoo ko mën a expliquer moo tax ñëw seet si ko taataan ay conseils am def nañ ak moom vraiment un tour d'horizon pour expliquer nu mu demee am na benn comité boo xamante ne ñu ngi koy woowee comité national de gestion des épidémies ñoom def nañ seen rapport bu ñu jëbbal gouvernement bi danañu xool nag vraiment loolu lan moo si suñu cër ak nag la ñuy taxawee mais am na loo xamante ne moom yaakaar naa ne donc il faut pas que ñu tel si sore nañoo bàyyi rek ba li ñu war a def ñu def ko si. ñu ñëwaat ci plateau bi ak suñu invité dégg nañ kàddu yooyee maye daf ñuy may rek ñu sumb beneen pàcc lu aju ci wàllu koom bi nag buñ ko waxee ñi nga xam ne ay voyages privés lañ jamono ji am nañu njaxare li ko waral kilifa yi féete fële ca diwaanu Màkka fa ñu daan amal aj bi chaque année dañ ne atum ren ji aj du fa am ñu ne nag dina am ay conséquences économiques waaye ñi nga xam ne tamit amoon nañ yéene atum ren ji dem siyaare ji foofu ñu xaarandi ba ci kanam loolu tamit ban lecture nga ci mën a am. waaw lecture bi ñu ci am d'abord damay rafetlu taxawaay bi nga xamante ni suñu xarit ministre de la santé am na ko depuis lors. Parfois damay dégg gars ñi def critique moment bi du moment critique moment bi ku mën da ngay def ni Youssou Ndour def. ku ne na taxaw ñu seet lan lañ koy régler parce que affaire bi dafa sérieux parce que boo jëlee mbiru économie bi nga wax nii. mën na dem sax ba yegg fuñ ko foogewul woon. parce que te ñun dafa am lu ñu jigul. ñun lenn li jiguñu ndax suñu économie dëgërul. xam nga tey ki jël ay déemam ak daqaaram dajale. yaakaaroon ni bu ko dugalee ci parce que pèlerinage à la Mecque kenn defatu ko nag ndax da ngaa gëm yàlla rek. ñi koy def ñëpp as tuut lañ ciy xaar. am loo ci dugaloon am loo ci teg lii ñëw dal sa kaw yaakaar naa ni bu fekkente ni état mën na ko wala ñu xool ban approche la ñuy am ba. Arabie Saoudite ñi nga xamante ni parce que dégg naa ni am na ñu jotoon a dugal seeni koppar ba pare ñu mën leen koo rembourser am taxawaay bi nga xamante ni xëy na état mën na ko def ba ci wàllu économie maanaam petite et moyenne entreprise yi bañ a nërmeelu leen li ci des nag foofu la ñu soxla li Abbé wax léegi mooy ñaan mooy taxaw mooy surtout solidarité ma wax ni daal lii nga xamante ni ñun moom la ñu gis mooy ragaluñu ginnaaw président Macky Sall mais dañuy président bu fi mënoon ti nekk rek tey bu lii amee mënoo d'autorité rek nga taxaw ni wax ni damay tere wala nañu bu kenn demati Touba wala bu kenn demati Tivaouane. loolu leer na dañuy dem rek xanaa déglu ñi nga xam ne ñoo daan yëngu wala ñenn ci ñoom di ay voyagistes privés ñooñu nag ñoo amoon seen i agence di yombalal ñi nga xam ne ñooy jullit yi rek ñu mën a def formalité bu ko defee tamit ñu mën a aji ñoom nag jamono ji li ñu bëgg mooy nguuru Sénégal dox médiation maanaam mu yombal seen diggante ak banques yi nga xam ne ñu bëri ci ñoom fa la ñu abboon bu ko defee duñ ci mën a am ay jafe-jafe Faye ci liggéey bi àndoon ceek marché li nekk ci bataaxal bi mooy lépp loo xam ni engagement la ndax âge bi organisation bu rëy la nañ ko arrêté fi mu nekk nii waxaguñ nag dara ci aj bi ndax danañ ko mën defal duñ ko mën a def mais li ñu wax moom mooy engagement boo xam ne dañ koy jël surtout rawatina ci engagement boo xam ne day jur ay dépenses ci wàllu xaalis nañ ko arrêté moo xam jël hôtel la moo xam louer ay transport la moo xam loué ay dëkkuwaay la loolu yëpp ambassade Arabie Saoudite dakkal na ko kon nit ñun ci biir Sénégal en toute responsabilité jox nañu ndigal délégation générale au pèlerinage pour wax ko bu mu enrôler kenn bu mu jël kenn dinañu continuer nag di def seen organisation ni ñu ko doon defee ci seen biir
ñu ngi ñaan yàlla feebar bi dellu ginnaaw mais ba fi may wax ak yéen nii mooy amatuñu sañ-sañ enrôler kenn amatuñu sañ-sañ wala yóbbu kenn xam ni feebar bi dafa toll foo xamante ni dafa war ñu toog waxtaan jéem a xool sunu doxalin nan lañ koy organiser yëf yi mettil mënuñu lu dul ñaanal ko di ñaan yàlla wàcce ci réew mi jàmm incha allah sunu ambassade yi nekk bitim réew ak consulat yi en fonction des situations dinañuy évaluer d'ores et déjà sunu consulat bi nekk Milan danañ ko wax mu tëj di ñuy liggéey ak nit ñi par téléphone parce que loolu la gouvernement italien santaane fi mu nekk nii du suñu coobare bu ñu sañoon nit ku am soxla boo ñëwee ñu fajal la ko mais bu tolloo fii nag li gën moom mooy la nga xam ni réew yi santaane nañ ko ñu doxalee noonu. mu nekkoon Amadou Ba di jëwriñ di dénk lépp lu aju ci wàllu affaires étrangères doon addu rek ci dogal yi nga xam ne jël nañ ko seen digganteeg voyagiste privé mu wax ci benn xibaar bu am solo maanaam consulat bu Sénégal ba nekk ci diwaanu Italie maanaam tëj nañ ko loolu tamit ban lecture nga ci mën a def ak ban conséquence la mën a jur. yaakaar naa ni li mu war a jur. du corona bi dama coro xam donc li may wax foofu mooy d'abord mesure la bi nga xamante ni du Sénégal moo ko jël parce que Italie moo ni lépp lu fa nekk ci représentation nañ ko tëj ñooñu nag il fallait ñu xaar ba état Sénégal tamit joxe instruction bi parce que foofu ñu nekk représentation Sénégal lañ fa ma jàpp ni rek mbir mi sérieux na te li ma doon wax sànq la mbir mi ñaan baax na mais nañu jëf nañu am taxawaay ku am dara na ko génne ku am xam-xam na ko wax ku mën a defar na ko wax mais nañu éviter daal critique yi nga xamante ni inutile man dama jàpp ni actuellement li ñu war a def mooy ku xam lu nga xamante ni président war na ko def wala ministre bi war na ko def nga am foo jaar ba taxaw ba ñu def ko yaakaar naa ni te ñu ñaan yàlla aussi lii mu yam fi parce que lenn li nga xamante ni amul kenn xamul fu muy mujj mais Ibrahima fi muy terminer rek mooy rafetlu taxawaayu l'opposition politique sénégalaise parce que quand même ñu bari ci yu bari dañ koy politiser mais gis nañu une attitude responsable de l'opposition politique globalement donc je pense que loolu day wax dynamique bi nga xamante ni ñun dañ ko am fii te buñ ko yàq ñun mënuñoo mel ni France ñun duñu Japon ñun ñooy Sénégal ñun tey mën nañu ànd man ak yow ci politique xuloo xeex ëllëg ñu daji sa ngénte doom ji nga xamante ni sama rakk moo koy takk wala leneen donc je pense que dañu war a sans pour autant ñu ànd ci dëgg mais ñu nga xamante ni bu jotee rek ñu àndandoo ñun ñëpp ba Sénégal jëm kanam liy jóge fi ci am nañ ci yaakaar Malick Mbaye di njiital mouvement bi di gëm sa bopp moom la ñu amoon ci plateau bi muy firndeel rek kaddu yi nga xam ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr yëkkati woon na ko di sàkku rek ci doomu réew bi képp ku ci am xalaat bu rafet te ju ñu benn yoon seen porte indi ko rek bu ko defee ñu sukkandiku ci ngir mën fi jële coronavirus ñu ngi lay jaajëfal ci wuyu si bi ñu wuyu si ñu wéyal ko njombe ba xewoon ca diwaanu Kaolack foofe ñuy duppee Ndramé Escale ca commune ba nag la ñu gis rek ab taalibe bu faatu coow la fu judd nag ñenn ñi jàpp na rek xëy na dañ ko dóor ba mu faatu waaye ay kilifaam nee nañ moom mort naturel maanaam loo xam ne rek ci borom bi la jógee ba tax na jamono ji nag kilifa yi rawatina takk der yi ubbi nañ ab enquête rek ngir xam ana fan la loolu bàyyi ko ñu ñëw wax ci leneen rawatina jafe-jafe yi ñu nemeeku fan yi ak ñàkk ndox foofee ca Parcelles Unité 8 ñu ne nag daanaka robinet yi moom xeleetuñu benn yoon mu jural askan wi tamit ay jafe-jafe ba tax na rek ñu ngi sàkku ci kër googee di seddale ndox mi mu indi ci ay matuwaay ngir jëlale loolu jafe-jafe Fatou Bintou Konté doxantu woon na fa àndoon ceeg jafara ba ndox ñàkk na bu baax fee nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies surtout ci quartier bi ñu naan unité 9 askan wa fa yeewoo mar nañu loolu ba pare nag jamono ji ñu toll danoo sonn sax di warub ndox bés bu ne. waaw yàgg na de guddi lañ daan am ndox man dama daan toog di root ba 4 heures de matin bu ma jullee 5 heures laay tëdd léegi sax amatuñ ko far pompe yi la ñuy root jënd ñaari mbuusi ndox wala nga jënd sa 450 dugal sa kër di ko naan. sonn nañu duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg tension yi yéeg na sonn nañu dimbali sasa yi nu ñuy jënd te doole yamul. wóor na yàlla amuñu ndox
maa ngi dara fii laa rangee pour root billaahi sonn nañ dee nañ dimbali leen ñu ci ndox mi. ak maladie bii di coronavirus nga xam ne jamono ji mi ngi ci dëkk bi te nag di laaj ab cet gu am doole askan wa fa yeewoo ci Parcelles Assainies unité 9 nag jamono ji ragal nañu loolu ngir li nga xam ne moom moo di seen hygiène. coronavirus dañ ne hygiène la laaj te bu fekkee dañuy raxas loxo xale yi bu ñu wàccee bu ñu amul ndox duñu raxas seeni loxo te wax dëgg yàlla dañ ne hygiène da ngay raxas say loxo boo wàccee nga bëgg a jël say doom jógee école ñëw ñu war a raxas seeni loxo bu ñu génnee ci toile yi war a raxas seeni loxo déjà yow tu n'as même pas le temps toppatoo say doom ndax wutum ndox. bu ñuy lutter contre coronavirus kay contre il faut hygiène. boo bëggee ne nag da ngay wax set da ngay am ndox munoo ne doo am ndox ba pare nga ne nit ñi nañ set fu ñu jëm bëgg raxas loxo fu ñuy raxase loxo bala ngay raxas loxo da nga am ndox moo ko raxase. xam nga feebar bi bu duggee Sénégal te amoo loo raxasoo day yokku. li leen gën a metti nag ci yëf yi mooy fi mu toll nii ñoom askan way yeewoo unité 9 bu Parcelles Assainies moo di ñaari weer yi ne ñu indi leen ab facture te nag seen robinet yaa ngi noonu wow kong. fi mu ne léegi boo rootee di nga am facture boo rootool di nga am facture xam nga ne benn kër boo xam ne fukki nit sax newuñu ci facture bi ñëw di 25000 loolu kay lu ko gën a metti. facture 30 000 francs bu ma war a fay te ma ko fay dañuy ñëw yóbbu sama compteur mi ngi nii te aw ma ndox. ñu dem ba ca diwaanu Ngaye wax ci seen daal yooyu nga xam ne rek daanaka foo ko tudd ci àdduna bi ci biir Sénégal xam nañ ko am ci yenn béréb yi sax ci àdduna bi ba tax na rek ñu ngi rafetlu ci yenn xew-xew bokk na ci foire yi ngeen di may yenn saay ñu mën a fësal seeni marchandise bu baax a baax Cheikh Anta Diop doxantu woon na ci diwaan ba àndoon ceeg say laatir. Mexe tey jii moom mooy capitalu artisanat daanaka mu am ab label bu fës ci réew meeg ci bitim réew ñu gën koo xam ci dàllu Ngaye sëru Ngaye touristes yi sax dañuy jóge ba bitim réew di dikki fii ci Ngaye Mexe di xool li ñuy liggéey fii loolee tax nag Ngaye ren jii de ñu boole woon ko nag ci salon international de l'artisanat yi doon ko amal ca Ndakaaru daanaka taxawaay bu man sëkk lañ fa taxawee. boo xoolee des 14 régions du Sénégal ñu jël région bu nekk ñu tànn fa ñaari nit Ngaye nekk une commune particulière ci biir Sénégal ñu cërale ko 4 stands voire 5 même parce que dañuy jàpp ni wax dëgg yàlla cër bi nga xamante ni bi ñu ngi koy mandargaal ni dàllu Ngaye ak artisanat Ngaye la féete kon état bi xam nañ ko bu baax ba tax ñu jox ñu cër bu toll noonu. kii di Malick Mbow mi nga xamante ne moom moo yor kàddu ko kuréel gi ëmb union des artisans de Mexe ak dëkk yi ko wër moom de gis na ne artisanat am na doole lool fii ci Kajoor ba tax na mi ngi sàkku ci kilifa yi salon international yu mel ni de bu amatee ñu gën cee fësal waa Ngaye ak dëkk yi ko wër. ci salon bi nga xamante ni moom le président doon organisé li gënoon mooy 5 stands yéen fa am yu exposé jox Ngaye benn Koul benn Mérina benn Ndande benn Pekes benn bu déwénee ñu xam ni ñi ay porteurs de voix lañ ay artisans plein lañu ñu dox ñu 10 stands parce que bu ñu ko joxee ñu exposé ko te dara du ci manqué. maire bu dëkk bii di Ngaye Mexe wax na nag secteur artisanat am na njariñ lool ba tax na ay koppar yu bëri sax la waa Ngaye Mexe di dugal ci gafak ak nguur gi te lu jëm nag ci wàllu xëyam ndaw ñi am na ci liggéey bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy def. président Macky Sall def na fii ci artisanat bi lu ëpp 2 milliards fi mu ne am nañu usine bu bees boo xam ne ay dàll lay defar machine yëpp a nga fa fi mu ne boo nu indilee saagu Gucci ba Prada ba Lancel ba Hugo Boss xale yi dañ koy defar te tey lu man 300 ak juróom fukki atelier ñoo ngi biir Ngaye atelier bu nekk ñeenti nit ngi ci cordonnier bu nekk bis bu nekk mën nga def fukki dàll ñoo ngi ni di ma dégg juróom-ñeent ba fukki milliards at mu nekk chiffre d'affaires ci der rek waxuma série boo demee Cameroun boo demee Gabon boo demee Congo foofu yëpp sëriñ Ngaye yi lañ fay sol. maire Koul gis ne artisanat bi yemul rek ci Ngaye Mexe waaye yeneen dëkk yi ko wër de dinañ ci yëngu bu baax a baax ba tax ne communes yi dañoo war a roofaloo. waaye dàllu Ngaye moom wuudee commune Koul waa Kouré Dior Kouré Dëkk Kouré Xandan tëgg gàttañ ñooñu tax ñu naa dàllu Ngaye. ñoo ngi wax salon bi ministre bi encore une fois ñu remercier ko mu bàyyi xel Ngaye ak li ko wër. secteur artisanat am doole lool fii ci Ngaye Mexe li ko wër waaye nee nañu am nañu ay jafe-jafe ba tax na nag lu jëm ci wàllu der bi nga xamante ni moom la ñuy defaree dàll yi dañ koy jéggaani di ko uti bitim réew te tey ji war nañ leen utal ay bërëb yoo xamante ni daañu fa mën a ute der yooyu ak ay tannerie yoo xamante ni der yi dañ ko mën a defaree fii ci réew mi di ko mën a jëfandikoo. Anta Diop bu ñu bàyyee ko foofee dañuy dem ba ca diwaanu Sipo nekk ci biir Île des Saloum foofee nag ca bërëb ba am na buur bu jigéen bu wuyoo ci turu Fatou Mané mu ne nag yàlla may na ko muy ñaanal askan wi dina def kem kattan ngir li nga xam ne maam yi bàyyi woon nañ ko fa ci lu baax tamit mu jiite dox fexe ba ñi nga xam ne ñoo gën a fett ndaw ñu jot si Aminata Goudiaby doxantu woon na ca diwaan ba àndoon ceek Abdou Karim Bey.
Sipo île bu ndaw la boo xam ne ña fa dëkkee ci 88 habitants la ñu toll la tax île boobu am particularité moo di fi mu féete suñ sukkandikoo ci acteurs culturels yi ak touristiques yi nekkee ci Toubacouta. La particularité de Sipo en fait c'est que c'est un village qui se trouve dans le Sipo est la première île de l'Afrique de l'Ouest à abriter la première aire marine protégée. Donc l'aire marine protégée de Bambou à quelques kilomètres, à quelques mètres d'ici. Donc il y a une biodiversité extraordinaire dans l'île de Sipo. Sipo digganteem ak Toubacouta daanaka fanweeri minute nga koy def ci gaal ay séeréer ak itam dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen xibaar yi ñu wax ci CAN 2021 ñu ne nag waa CAF nag jamono ji dakkal nañ seen activité calendrier bi nga xam ne rek moom lañ jàppoon ngir dakkal bépp wala sax benn activité yi ñu ne nag dakkal nañu la bokk na ci match bi naroon dox diggante Sénégal ak Guinée Bissau ñu jàppoon ko ñaar fukki fan ak juróom jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru mars ñeneen ñu dakkal tamit seen manifestation mooy ñi nga xam ne rek ñoo féete ci génération Futurs Médias section yëpp nag booloo nañ ñu ne nag lépp activité yoo xam ne amoon nañ ko jamono ji dañ ko fas yéene dakkal ki ñu xamale ni mel di El Hadj Diouf Sopp Dabaax di seen président ñu jeexale ko ak li ñu nemeeku ca diwaanu Rufisque ak salle fitness yi jamono ji nee nañ day fees dell mu mel ni ñëpp bëgg a dem rek defal seen yaram fexe tamit ba li nga xam ne mu aju ci sport boobee ñu koy amal ni mu waree dañuy teewlu kenn ñenn ñi rek rawatina jamono ji nga xam ne ñu ngi tudd coronavirus ak nees lañ ci taxaw ñu teewlu leen ci micro Seynou Thiam. sport moo ëmb lépp parce que boo gisee léegi bu njëkk ba dañ daan feebar am ay problème tension diabète affaire yooyu yëpp mais léegi affaire yooyu mi ngi commencé di wàññeeku parce que saal yi wax dëgg yàlla ñu ngi dimbali askan bi bu baax a baax a baax parce que boo gisee gars yi ñu ngi wér léegi ñu ngi dem si saal yi di entraîner te xam nañ ne entraînement moom mooy wér-gu-yaram. yaram tout le temps dafay soxla lu tàng ndaxte moom à l'intérieur il fait très chaud donc chaleur boobu ngay travailler ci sport bi mu yokk loolu lépp luy microbe bu ñuy agent pathogène bu ñëw investir si sa yaram dina daf fekk loo xamante ni dina ko mën a tenir du médecin yi insister à ce que nit ñi di def sport. waaw xam nga sport lu am solo la depuis tout le temps même avant l'arrivée coronavirus bi fii ci àdduna bi je peux dire nit ñi médecin yi dañ doon recommander nit ñi ñu def sport parce que sport loo xamante ni mooy li nga xamante ni da lay dimbali ci sa wér-gu-yaram. boo xool salle lieu de rencontre la ñëpp dañuy ñëw di fi daje donc ñu bëri aussi voilà seen niveau d'hygiène aussi du benn donc ñuy wax nit ñi bu ñuy ñëw ci salle yi surtout instant bi nga xamante ne virus bi dugg na fi ñu ànd ak hygiène bu ñuy ñëw ñu ëndaale ci ay serviettes bu ñuy ñëw ñu ëndi ay serviettes bu ñuy entraîner ñu essuyer ci serviettes yi voilà ànd ak propreté. mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi rek xanaa fàttali li nga xam ne rek mooy li ñu duppee opération daan coronavirus bi nga xam ne rek président directeur général bu groupe Futurs Médias moo ko sumb fas na yéene dem ci ñetti waxtu foofee ca ministère de la santé ngir waxtaan ceek Abdoulaye Diouf Sarr ci loole nag mu ngi woo bépp doomu Sénégal ñu gën a dugal seen loxo ci xeex bi su ko defee rek ñu mën a daan feebar boobee ñu duppee coronavirus ci loolu tamit ñuy amal jamono ji réunion d'urgence foofee ca palais de la République ci teewaayu suñu ndaw Cheikh Diop dina si ñëwaat ci gën a ni mu gën a yaatu mbokk yi fii la ñuy yemale xibaar yi di leen jaajëfal ci safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen sàkku tamit coronavirus gaaw a génn ci biir àdduna bi rawatina fii ci Sénégal jërë ngeen jëf.